ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا بالله من الشيطان الرجيم تقبل بسم الله منا الرحمن الرحيم وعافنا واعف الحمد لله عنا حق وعلى حمده طاعتك وشكرك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي هو سناديس رحمانيتي الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم suñu mbokk yi ci seen télévision en ligne ñu leen di nuyu di leen ziar professeur imam Babacar Ndiaye dellu si na tey nag la sourate de la pureté lañu bëgg mu waxtaan xam nga sourate de la pureté li mu ëmb bari na xul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahumma yaa man huwa xaadimun fi lazali yaa daahimun ilal abadi yaa xayu yaa xayuumu yaa sal jalaali ikraami yaa fardu yaa samadu professeur bismillah billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasiran daiman ila yawmi din mbokk yi ñu ngi dellu si waat ci seen émission tey nag ñu ngi ñëw di waxtaan ci sourate al Ikhlas la pureté. Ikhlas comme ni ngeen ko xamee diine bi ñetti palier la soumission islam, la foi al iman et l'engagement muy al Ikhlas. yàlla nag consacré ko une sourate tudde ko souratul Ikhlas, la sourate de la pureté. sourate boobu bu ko defee ñu ne c'est la 112e sourate du Coran. al Ikhlas. sourate al Ikhlas boo ko xoolee al Ikhlas moom daf lay taxaw ci 723 al Ikhlas sell moo tax jullit lépp lu muy wax na ko sellal ndax ci boobu sell ci ngay mën a dajeek sa borom moo tax boo demee ca suuratul mu'miniin foog naa wa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaxmal amalan saalihan kon lépp jullit dafa war a set dafa war a sell ngay jaamu yàlla yaa ngi koy gis te boo ko gisul tam na la wér ne moom mu ngi lay gis waaye li ñuy njëkk a xool 723 boo xoolee 723 buñ ko diviser par 3 daf ñu jox directement le 241 maliki yawmi diin maliki yawmi diin voilà kon borom bi subhanahu wa taala moo ci wane boppam ndax mooy maliki yawmi diin ndax maliki yawmi diin c'est son nom le plus élevé si tu veux ndax mooy rabbil alamin rahman ar-rahim maliki yawmi diin peut-être yooyu yëpp daañu ci ñëwaat bu ñuy dugg ci biir sourate Fatiha. donc maliki yawmi diin malik 90 yawma 46 56 ak diin 95 boo boole mu jox la directement 241 am na sax ñu yor 241 al bahru la mer waaye lii nag moom tam leneen la xam naa ne bés buñ ci waree dugg tam ñu dugg ci waaw ñu gisi ko noonu leneen li may wax naa léegi ne c'est la 112e sourate du Coran. 112 bi dafa am également sa propre signification
112 bon déjà gars yi nee nañu mooy taxaw ci turu Mikaël Mikaël nag mooy daanaka yore wërsëg yi mooy séddale bu ko defee mais ce qui est intéressant mooy bu nu jëlee l'inverse de 112 mu jox ñu le 211 11 plutôt 211 bi léeg-léeg moom la ñuy tëgg cant bu rëy gi alhamdulillah waahidil ahadi voilà boo ko jëlee exactement lii moom nit mën na cee sax boo ci nit saxee ça c'est la louange des rapprochés la louange des arifina billah nit ku ci ne boo ci saxee lépp mën naa baax n'est-ce pas bu ko defee 211 bi maa ngi doon xool léegi bu ñu jëlee son inverse boole leen mu joxe sa valeur opératoire daf ñuy jox le 112 mu jox ñu ici 3 2 3 le 323 mu billah 323 lii moom daanaka mooy su mu lay l'argent la hawla wala quwwata illa billah il n'y a de ruse et de puissance qu'en Dieu amul benn pexe amul benn kattan loolu ci yàlla lay jóge lii nag moom ku ko taxoo ala kulli haalin di nga bokk ci aarifina billaay te lii it muy laa hawla wala quwwata illa billah man nga ko jàng à chaque heure de prière nga def ko 10 fois yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ni saa woo jullee suba baa nga julli tàkkusaan nga def bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billah mu ni yàlla dina la musal ci téeméeri feebar yoo xam ne mbas moo ci gën a tuuti boo jàppee laa hawla wala quwwata illa billah boo jullee amul benn bàkkaar bu lay topp day effacer bàkkaar yépp laa hawla wala quwwata illa billah mënoon nañ ci def ay développement yu dul jeex mais ñaar yooyu doy na li ma ci dolli mooy comme que léeg-léeg les noms de Dieu dafa am ay rawaan te rawaan yi léeg-léeg dañu lay song lii boo ko taxaw di ko liggéey amatul benn rawxaan bu lay mën a lor xool moom suratul Ixlaas mu ngay déparé ci xul premier verset xul huwa allahu ahad boo ko chiffré 220 la lay jox 220 déjà c'est 22 fois 10 mais 22 c'est aussi le nom du prophète Habib Habibu donc yàlla moom yeneen rek lay gisul keneen Habib moom lay multiplier par 10 mu jox ko le 220 mu taxaw ci aay bi ñaata araf la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lettres déjà mu ngay wane boppam xuwa n'est-ce pas bu ko defee bu nu xoolee tuuti xul boo xoolee xul dafay taxaw ci 130 mooy lan aynu origine yàlla nee na à l'origine j'étais aynu un point à l'origine c'était un point parce que il était dans les amas yooyu nag la yàlla concentré ba génn ci mu nekk huwa xoolal le point ce point là moo def une rotation sur lui-même pour éjecter le waaw mu ne xul kon huwa lii à l'origine c'était un point qui est devenu un waaw wax naa la dans les émissions précédentes que c'est le he qui a sécrété le waaw bi nag mooy li yàlla bind moo tax man la boo jëlee le waaw moo lay taxaw sur le
616 qui était la Salatul Fatih. Voilà wax nañ ci fan yële yëpp donc nañ ko gis noonu rek mais dinaa la wanaat ni nga xam ne réellement moom la Salatul Fatih di génne ci biir Ixlaas mais point bi dafa comme que nee naa 630 c'est toujours le 30 moo tax mu ne huwa Allah. Kon Allah quand il est devenu Allah ci la jóge ci huwiyatu ñëw ci nag laahut ci laahut nag mu ne il est ahad il est l'un moo tax ahad dafa lay joxaat le 13 yàlla lépp daf ko inscrit ci 13 bi moo tax mu ne la huwa 11 plus les 2 lettres mu del si ci 13 bi encore. Le 13 ahad, on dit aussi que c'est le alif. Moo tax léeg-léeg ñu ne la alif, c'est le grand nom. Daañ ko gisaat peut-être ultérieurement. Mais li ma intéressé, Qul huwa Allahu ahad, déjà yàlla wax na la tous ces noms. Ndax boo jëlee ahad bi, quand il est ahad, bu ma jëlee le diagramme de ahad, j'ai dal 4. J'ai le ha long 8, le alif 1. Si je yokke les 3 lettres, plus 3, je vais le 484. 484, moom da koy fekk ci Alquran suratul Anam. ñu ne loolu mooy ismul azam ñu ne alif laam miim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alxayuumu mu taw ci le 484 mais boo fooyee ci araf yi nga xool araf yi ñaata la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 lettres. Donc toutes les 28 lettres du Coran de l'alphabet arabe yépp dugg na ci alif bi. Alif bi daanaka indi na lépp même alquranul karim ci boppam bu ma jëlee alif ma décomposé ko ba bon vocaliser ko en disant alif dafa ma jox ñetti araf yi dañ ciy def lu ñuy wax recomposition grammatique dama naan alif allahu 66 laam latifu 129 fatahu 489 su ma joxee yëpp mu jox ma le 683 astafurlah le 684 su ma nee alquran 383 al-Karim je crois 301 boo boolee yëpp jox leen le 684 moo tax ñu ne la tous les livres que Dieu a fait descendre sur terre yëpp dëxëñ nañ ko ci alquran ñu wëlbatiku dëxëñ ko ci biir Fatiha ñu doxañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu dëxëñaat ko ci baa bi ñu jëlaat ko dugal ko ci laam alif laam bi ñu delloo ko ci alif kon boo nee alif wax nga lépp n'est-ce pas loolu yëpp suuraat Ixlaas da koy wane bu ko defee deuxième verset bi mu indi la kon Allah moo tax bu ñu nee huwa c'était le point ahad le trait moo tax booy tàmbali bismillahi rahmaani rahim
on l'écrit en général comme ça pour signifier que ni il était le point qui est devenu le alif, n'est-ce pas? kon ñu dem mu teg ci Allahu as-Samad càppaay ci li nga xam ne moom rekk fi nekk leneen am 66 et 135 mu jox la le 201 mu ngay taxaw ci turu tudd Naafi'u ki bari njëriñ Naafi'u tur yi ngay gis yépp turu yonent bi la mais turu yonent bi dañ ci tànn 201 yi nga xam ne ñoo gën a taaru ñoo gën a rafet ñoo gën a jege Naafi'u moo tax léeg-léeg booy dem di ut looy xëccoo yaa xam examen nga jëm lépp lu ñuy xëccoo boo taxawee di jàng yaa Naafi'u 201 ala kulli haalin da ngay sàkku da nga ci jot manoon développement yi manoon naa gën leer mais nu yemale ko ba beneen ndax lépp xajul ci benn yoon bu ko defee troisième verset bi nga ni lam yalid jurut walam yulad mu taxaw ci 240 moom xam nañ ko Allahu xayyu qayyum kon déjà dans un premier aperçu gis nga ni Ixlaas ci boppam dugal na ayatul kursi, n'est-ce pas? kon saa wooy jàng Ixlaas yaa ngi jàng ayatul kursi mais bu nu xoolee ñenn ñi nee nañu secret nag alxuraan fii la nekk ndax ni ngeen ko xamee. bu ko defee troisième verset bi nga ni lam yalid jurut walam yulad mu taxaw ci 240 moom xam nañ ko Allahu xayyu qayyum kon déjà dans un premier aperçu gis nga ni Ixlaas ci boppam dugal na ayatul kursi, n'est-ce pas? kon saa wooy jàng Ixlaas yaa ngi jàng ayatul kursi mais bu nu xoolee ñenn ñi nee nañu secret nag alxuraan fii la nekk ndax ni ngeen ko xamee suuratul Ixlaas nee nañu boo ci jàngee ñett mu taxawee kaamil moom la yonent bi jàngaloon Ali ibn Abi Talibin ne ko bala ngaa tëdd guddi ala alxuraan Ali ne ko nuñ koy defee mu ne ko jàngal ñetti Ixlaas waaye fii bu ñu xoolee lam 71 yalid 44, n'est-ce pas? 30 40 44 boo boolee ñaar yi moo lay jox le 100 après 70 lam boo boolee ñaar yi 14 114 ñi ne tur yi mooy jaami'u ki nga xam ne mooy dajale lépp jaami'u nag sëriñ si nee nañu taalibe yi dee leen ko def chaque matin 114 fois minimum ndax boo ko defee malaaka yépp ci sa service lañ nekk ndax jiim bii dafay taxaw ci Jibril Asrafil Mikaayil ci miim bi Azraïl Azraïl ngoog kon lii saa woo taxawee di ko liggéey ñii ñëpp ñu ngi ci service moo tax ñenn ñi ne lii mooy secret alxuraan moo tax professeur Samb comme ni ngeen ko defee mas na ko expliquer à la télévision une fois en disant mais boo jàngee ñetti Ixlaas rek am nga ko alxuraan mais pour parfaire mu ne boo jàngee Qul huwallahu ahad ba ci
lam yalid nga jàng ko 4 àggale jëlaat xul wala ahad ba ci lam yalid nga jàng ko 10 àggale jëlaat xul wala ahad ba ci lam yalid jàngaat ko 100 mu nekk 114 yëpp dugg bu ko defee lii peut-être ñu ni moo gën a bu ko defee nga gis ne 4e verset bi mu ngi taxaw ci walam yakun lahu kufuwan wala kufuwan ahad ba tey n'est-ce pas maanaam peut-être fii la ñuy terminer une autre fois ñu àggale lii nag boo ko chiffré mu ngay taxaw ca 311 kon ci gàttal ñu ne Ixlaas bii boo ko chiffré yëpp mu ngay taxaw ci 972 mais li nga xam ne moo am solo 992 c'est égal à 108 multiplié par 9 108 mooy tur yàlla bi nga xam ne mooy xaqu le réel le palpable kon yàlla ci boppam mooy wane boppam fii ci suuratul Ixlaas comme que dañ leen di bañ a retenir di leen sonal ñu def rek quelque chose wane ci lenn bu ko defee une autre fois on va continuer sur notre sourate Ixlaas mais da ngay gis ne Ixlaas 4 versets la nga xool les mots benn ñaar ñett ñeent juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak waaw kon fii dama jim fii ñaari baat bu ko defee dafay nekk 15 mots nga xool araf yi mu nekk 47 araf nga boole yëpp mu jox la 66 Allah kon yàlla ci saar bi moom boppam rekk lay wane bu ko defee comme que da ngeen di bañ a sonn ma joxe rek benn recette ndax boo xoolee jamono ji ñàkk bari na lool te boo gisee Ixlaas xaalis nga ci biir xaalis comme que ñun ñëpp xaalis lañu bëgg nag nañu def nii mën naa effacer bu ko defee beneen yoon ñu reprendre sur ci lii bu ko defee ñu ni képp koo xam ne kii bëgg nga xaalis dootoo ko ñàkk saa woo bés bu jot soo julee subha mu ne na nga jàng Ixlaas 33 tisbaar la mu ne nga def 34 as mu ne nga jàng 35 timis maghrib mu ne nga def 36 isha mu ne nga def 37 lii képp ku ko takkoo dootoo jooy xaalis képp ku takkoo lii dootoo jooy xaalis bu ko defee parce que boo xoolee yëpp dafa lay jox le 175 fii de tout kon képp ku tax ci lii insha allah di sellal yàlla di lay wër sëgal ci loo foogoon kon bu ko defee dañuy yem fii bu beneen ne ñu continuer sunu suraat génnewaat ci yeneen i mbóot jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant di leen gërëm. shukran professeur Babacar Ndiaye salaatul Fatiha kontaan nañu ñu nga démontré ba egg si 972 bi ma la doon laaj yal na la yàlla fay émission bi nag jeex na du ma terminé te jàlliwuma madame le maire Soham Wardini ak population Dakar bi yëpp
suñu waajur bu jigéen yaayu Khalifa Ababacar Sall suñu xarit yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko amma ya rasulallah ñu defal ko ñeenti fatiha fukki xulwa ak ñaar salaatul fatiha fukk ak ñaar def ko haddiya ya rasulallah سيدنا محمد عليه السلام عليه يوضي مجفل في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم